alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihil amin seydina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk jullit ñi, mbokk groupe Ar-Rahma, asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñoo ngi dënk suñu bopp ragal yàlla di leen ko dënk, di am mbégte dellu si waat ak yéen ci suñ leçon dars bi nga xam ne moom lañ baaxoo def ci groupe bi jeudi bu nekk bu 20h30 jote. doon waxtaanee ñi nga xam ne ñoom dañoo wax ni lépp loo xam ne mooy xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala lépp loo xam ne tam mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom duñ ko jël bokk ci seen jaamu yàlla. fan yi nag ngeen gën ñoo dégg am na ñuy laaj sax ndax dañoo arrêté woon dars bi. di rek ñu tontu leen ne leen de doon arrêté wuñ ko, dafa fekk rek programme bi xawoon changé ci biir groupe bi, waaye loolu yëpp yiw la, lépp ci liggéey islam la. ñoo ngi jégalu nag, ñoo ngi jégalu ñëpp nag ci xaar boobu ak ni ngeen ñu géej a dégg. alhamdulilah, ñu ubbi woon nag benn chapitre boobu moo nekkoon sunu 14e leçon. ñu jëloon ci ay tomb. chapitre boobu ab laaj la woon, ndax ñii di woote seen bopp quraan yuun, ndax téere yàlla bi ndax ñoom lu ñu gëm la, ak it ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm nañ ko, ndax aussi dañ koy topp. laaj boobu la ñu ubbee woon chapitre bi. tey nag ñu war a jël suñ 15e dars, mooy fukk ak juróomeel leçon bi. ñii nag moom la ñuy wax munkirul xadis, ñi nga xam ne ñoom dañoo weddi xadis, wala boog ñu leen di wooye muslimul xaq. boo ko doon tënk ñu leen di wax quraaniyuun, mooy ñi nga xam ne ñoom la tubaab di wax les coranistes. coranistes yooyu nag, quraaniyuun yi, dafa am aaya bi ñuy tegtaloo, mooy aaya bi boo ubbee njëlbeenu baqara suñu borom fu muy wax alif lam mim zalika alkitabu la rayba fii hudan lil muttaqin. léegi hudan boobu lil muttaqin, nee na ñoom ñooy muttaqin, ñoom ñooy ñi ragal yàlla, ñoom ñoo gëm téere bi. téere bi suñu borom ñoom lay waxal. loolu nag la ñu bëggoon ñu bokk xool loolu, seet loolu, ndaxte ñoom nee na ñoom ñooy ay muslim lañ, maanaam ñoom ñooy muslim yi. loolu nag lañ bëggoon tey waxtaanee, muy sunu fukk ak juróomeel leçon ci chapitre bi. kon mbokk yi ñu bokk jàngat wax jooju. waaw, léegi mbokk yi dañuy seet li nga xam ne moo war a tax nit ki nekk jullit, maanaam muslim. lan moo tax nit ki ñu naan ko muslim?
loolu la ñuy ubbee suñu waxtaan moom la ñuy seet lu tax ñuy wax nit ki muslim loolu nag day aajo ñu interpeller baatu shahada donc baatu shahada yi foog ñu interpeller foog ñu laajte ko man ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon loolu mooy baatu seede yi te bu ñu ñëwee wax nit ki muslim la dañuy xool lu tax dañuy dellu tuuti am na diine yoo xam ne dañuy jàpp ne ñoom ñooy diine bu sell bu diine bu suñ borom nangu li ci gën a siiw mooy diine yahudi yi ak diine nasaraan yi maanaam juif yi ak catholique yi donc ñett yi la ñuy jël juif yi catholique yi ak jullit ñi muslim yi ñu tàmbalee nag ci juif yi lan mooy shahada juif yi lan mooy seen baatu li nga xam ne moom lay mooy wane ni ñoom ay juif lañ moom la ñuy wax profession de la foi seen profession de la foi boobu mu ngi jël forme bu ñuy wax schéma Israël schéma Israël boobu nag boo demee ci seen téere ci Pentateuque dafa am benn chapitre bu ñuy wax Deutéronomie chapitre 6 la boo demee foofu ci verset 4 verset boobu daanaka xam nga ñoom yahudi yi ñoom ñu ngi presque topp yonente Moussa foofu ñoom ci seen téere bi suñ borom ngi leen di wax foofu ñoom ñoo ko wax nañu déglu Israël ndaxte yàlla moom mooy ku éternel te moom mooy kenn moom rek lañu war a jaamu donc di nga fekk ci chapitre boobu je cite ñu ko waxee écoute Israël, l'Éternel reste notre Dieu, l'Éternel est un. kon nga gis ni ñoom dañoo considéré ci seen shahada boobu mooy laa ilaha illallah comme boo doon wax ci islam laa ilaha illallah boo doon wax loolu amul benn buur bu ñu jaam ku dul yàlla comme noonu rek moo nekk ci seen xeetu seen jaamu yàlla yëpp li ñuy def yëpp moom la ñuy wax léegi kañ lañ koy wax ñoom ñu ngi koy wax chaque jour bis bu nekk suba ngoon koy wax wala moment bi nga xam ne kenn ci ñoom génn àdduna ñu di ko tariloo di ko réciteloo pour mu wax ko waaw wala ñuy jéem pour mu di ko tudd baat yooyu mu mujjee ci gémmiñam ak aussi xale juif yi maanaam jeune juif yi maanaam ki nga xam ne commencé na jël puberté am âge am mu di ko prononcé moment bi nga xam ne moment bi ñuy wax bar mitzvah xam naa loolu dina bees ci seen nopp yi lan mooy bar mitzvah ñaari moo la yu wute maanaam ci langue juif la bu ñuy wax araméen araméenne maanaam langue araméenne la ci ay juif lañu lu muy tekki baar li muy tekki baar mooy tekki doom maanaam fils un fils mitzvah nag di tekki
koo xam ne def ay action yu baax wala ay commandement léegi boo ko boolee moom mooy doon doomu commandement maanaam doom ki nga xam ne mooy def ay commandement nekk na ci loi juive kon nekk waay xale bi juif bu ñuy wax ci bar mitzva boobu mooy wane ne xale bi commencé na jël maturité ban âge la koy jëlee nag mooy bu commencé am 13 ans xale bi day jël engagement am 13 ans boobu ci pour góor la mu dee pour bu jigéen nag du ñuy wax bar mitzva mais dañuy wax bat la ñuy wax bat mitzva ñoom bat mitzva la ñuy wax bu dee jigéenal nañ ko dañ koy jigéenal mooy équivalent wu féminin bi alors kooku nag xale bu jigéen nag moom mu ngi tàmbali jël engagement à partir de 12 ans léegi nag yooyu nag day am ay cérémonie bi nga xam ne moom la ñuy def ci seen kër yu mel noonu loolu nag ñaari phrase lay far di doon seen baatu shahada benn bi mooy tudd naa ko le mooy écoutez Israël, l'éternel reste notre Dieu, l'éternel est un. mais dafa am beneen deuxième phrase bi nga xam ne moom la ñuy yellu bale moom dañ koy biral mais bale moom boo xasee ba tudd baat yooyu ñoom dañ koy yellu si suuf ndànk ànd ak moom nga si ñu topp ci ñu ne béni soit le nom de l'honneur de son Seigneur à jamais ñu koy wax ndànk nag waaw maanaam bu ñu ko doon tënk ci wala fa mooy yàlla na yàlla gërëm ki nga xam ne moo koy wax ba faaw nag ñaanal maanaam dañ koy ñaanal daal waaw béni soit le nom de l'honneur de son règne à jamais donc loolu la ñaari baat yooyu nag moom la juif bi di utiliser moom lay woon moom mooy wane ni kon boo ko waxee rek day wane carrément ni que yaa ngi ci diine juif donc juif yi dañuy mën a ràññee xam ni fii nga bokk nëbboo ko yaa ngi ci diine judaïsme kon kooku dañuy ràññee dañuy identifier boo ñëwee ci jullit yi nag di wax lu mel ni xam nga dañuy xam ni yow doo nekkoo jullit donc kooku day identifier complètement mu tudd diine juif yaa ngi bokk ci diine juif kon mbokk yi kon ngeen gis ni pour nekk juif yii baat boo ko tuddee ñu ràññee la kon kooku amul problème gën naa yaatu ni nag mais dañ koy tënk rek ñu mën a andi loo xam ne nit ñi dinañ ci mën a comprendre mais bu ñu ñëw ci dars bi ci wàllu juif yi dinañ ko gën a leeral incha allah léegi ñu ñëw ci beneen kuréel bi mooy diine nasaraan yi mooy catholique yi chrétiens yi ñoom it am nañ seen confession de foi boobu nag day nekk collective mais dafa am benn xam ne boo xam ne la profession de foi boobu moom day nekk individuelle nga xam ni shahada yooyu nag baat yooyu ngay kii boo koy wax rek nga xam ni yow ci diine catholique nga bokk pour chrétiens yu njëkk yi sax yu njëkk yi ñoom buñ doon wax baat yooyu ñoo dañ koy proclamer dañ koy wax ci kaw muy baat bi ñuy wax kérigma xam naa di nga laajte lan mooy kérigma nag mooy proclamation bi nga xam ne moom la nasaraan catholique bi di prononcer ci kaw à voix haute nga xam ne ci kaw la koy wax pour wane cofeelam wala ngëmam ci Isa maanaam ci Jésus Christ loolu nag boo gisee ñu koy def ci kaw pour transmettre message ci ñoo xam ne ñoom gëmuñu diine nasaraan man gëmuñu catholique nekkuñu ay catholique terme boobu nag moo continuer sax ba léegi fu mu toll nii di wone nit ki appartenance am ci diine catholique
fondement historique boobu nag fondement diine christianisme boobu benn bi ci njëkk mooy fokk catholique bi gëm Jésus Christ foofu moo gëm Jésus Christ gëm ni Jésus maanaam Isa ñun ci diine sax moom la ñuy wax Isa Jésus yonent la ba pare doomu yàlla la subhanallah beneen bi mooy il faut catholique bi gëm ni Jésus dañ ko crucifié am dañ ko daaj ci seen bois bu nga gis moo def croix bi dañ ko daaj dañ ko reyee crucifié ko noonu gëm ni aussi dina dëkkiwaat dina dellusiwaat ci àdduna loolu mooy fondement mooy pilier diine catholique mooy fondement bi kooku nag la ñuy wax kérigme xam na catholique yi bu ñu ko déggee dinañ xam li ma wax kooku la ñuy wax kérigme donc yii bu ko nit ki prononcé rek day feeñ day identifié wu ñu xàmmee moom fu mu bokk appartenance am yooyu nag am na beneen bu ci dolleeku mooy nga xam ne ay symbole la moom la ñuy wax credo credo boobu lan mooy credo credo nag ci langue latin mooy tout simplement gëm naa je crois moom la ñuy wax credo in unum Deum credo in unum Deum comme catholique dañu xam lu ma wax loolu mooy daan je crois en un seul Dieu mooy benn yàlla donc li ñu gëm mooy yàlla benn yàlla gi mooy donc da ngay gis foofu ñoom dañuy wax ni yàlla donc la ñuy jaamu mais malheureusement erreur bi ci nekk mooy ni ñu waxee doomu yàlla wax ni en même temps da ngay gis feneen danañ wax ni yàlla maanaam Jésus presque Seigneur la yàlla la donc tey du ñu nekkuñu di jàngale loolu mais dinañ ci jëli si waat incha allah je crois en un seul Dieu boobu catholique dañ koy prononcer mais dafa bokk ci ñaari symbole bu ci njëkk mooy bi nga xam ne ñoom seen sahaaba yi maanaam seen apôtres yi ñu doon ànd ak Isa Jésus dañ koy tegtaloo ñaareel bi mooy beneen Constantinople boo xam naa loolu après si ñu ñëwaat ci version yooyu dafa am nag ñaari version orientale bi ak version latine bi léegi nag yan baat la ñuy prononcé wu la ñuy joxe comme shahada bi seede ñoom ni gëm nañu diine catholique ci lañ bokk am na ñuy ràññee te ñuy identifier te ñuy wane sa appartenance baat yooyu ñoom dañuy wax ni yàlla mooy ki nga xam ne mooy ku éternel ne nit ñi gëm ni yàlla kenn la te it ñu gëm ni yàlla moo yónni Isa Jésus ci nit ñi li may wax ni boo demee ci chapitre 17 bu chapitre Jean verset 3 foofu ñu ngi wax ni or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ kon da ngay gis ni ñaari baat la da ngay gëm yàlla gëm ni moom dong moom la ñu jaamu gëm ni Isa moom la yàlla yónni nga dem ci chapitre 1 bu Timothée chapitre 2 la 1 Timothée maanaam foog nga xam na chapitre 2 1 bu Timothée verset 4 nga dem foofu aussi même phrase que bu Jean wax foofu ñu wax car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus-Christ
homme kon baat bi ba léegi wutee kon ñaari baat la shahada yi gëm ni yàlla kenn la moom la ñuy jaamu te instant moom la ñuy ñoom moom la ñuy topp nga dem ci Matthieu chapitre 22 bu Matthieu verset 37 loolu yëpp ci évangile bi la ci téere évangile Jésus di tontu apôtre am di leen di wax ak ñoom di leen wax ni da ngay bëgg yàlla bëgg ko ci sa xol topp ko ci lépp jaamu ko ci lépp ci sa xalaat ci sa xel ci jëf lépp moom ngay jaamu verset 37 muy wax Jésus lui répondit maanaam di tontu kenn tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée lii la Jésus wax kon nga gis ni fii ci diine catholique yi li ñuy remarqué mooy kennal yàlla bi ñu def ba pare topp insa te ñun ci islam yonent yëpp ay jullit lañu boo ubbee téere Quran ñoon ñëpp ay muslim lañu ñëpp léegi mu des nag ñoom kañ la ñuy wax profession foi boobu kañ la ñuy tudd baat yi ma wax nii ñu ngi koy wax moment bi nga xam ne jigi xale juddu na ci baptême bi wala ñu xaar ba nga xam ne mu ngi def li ñuy wax communion cérémonie bi ñuy wax communion solennelle xam ne moom day feddali rek day ñëwaat ci jëlaat engagement am renouvelé waat foi am engagement am ba nga xam ne moom la jëloon ci baptême am waaye ci diine catholique bi chrétien mun nañ jël pour def seen confirmation mun nañ bind sax lettre bi ñuy wax ni certificat de confirmation boobu nag mooy engagement bu lay wane ni yow yaa ngi ci diine catholique maanaam da ngay inscrire waaw boobu nag day fekk nga nekk nga doon mag nga nekk benn adulte nga jël sa engagement ci sa confirmation boobu dafa am benn fiche nag fiche boo xam ne ay renseignement personnel say renseignement ci fiche de renseignement boobu di nga fa fekk préparation bi nga xam ne moom la ñu war a defar pour nga def confirmation bi dañ la ko ci bindal ak déclaration bi rek ci suufu fiche bi en bas de la page nit ki day ñaan pour ñu admettre ko pour ñu nangul ko mu bokk ci nekk chrétien lii nag chrétien li may wax ni xam nañ ko loolu nag boo ko bindee ba noppi kan nga koy adressé dañ koy adressé évêque bi moom nag da koy signé soit ñu accepté sa validité bi ñu accepté valider sa demande ñu accepté ko nangul la ko pour nga ñëw bokk ci diine catholique nasaraan donc lii mën na tëree noonu lii nag ci diine catholique la bokk lii mooy wane ni appartenance nit ki mu ngi bokk fii kon gis nga li xew ci juif yi ñoom boo fay bokk nii la appartenance catholique bi nii la ñoom danañu xàmmee amul benn problème ngi xàmmee nañ leen juif yi xàmmee nañ leen ci lan la ñu xàmmee ñaar ñi ñoom ñëpp boo seetloo ñoo bokk pratiquement benn baat shahada bu njëkk bi bon dama koy wax shahada parce que gëm yàlla ci lépp di ko jaamoo moom dong amul kenn kuñ jaam ku du moom nga dem ci nasaraan yi ñoom gëm ni ni Insa mooy yonent bi nga xam ne moom la yàlla yónni yem foofu gëm yàlla nag wax laa ilaha illallah même boo demee ci devise même américain dañ ko wax in God we trust donc loolu ñun ñëpp même xale bu ndaw sax boo ko woon kan mooy yàlla mu wax la yàlla moom la ñuy jaamu moom moo bind asamaan ak suuf kon fii ñoom ñëpp ko bokkale fii
alhamdulilah gannaaw bu ñu wonee ñaari diine yi mooy diine yahud ak diine nasaraan maanaam juif yi ak catholique yi bu ci nekk def nañ sa portrait def nañ sa affiche pour wone ni nit ki appartenance am ci benn ci diine yooyu su ko defee ñu mun la identifier xam ni fii nga bokk ñu ñëw nag ci diine islam muy suñ diine loolu lii wane nit ki jullit la mooy foog mu andi baatu shahada yi ñaar la bu ci njëkk mooy shahadatu an la ilaha illa allah beneen bi wa anna muhammadan rasulullah kon foog mu andi ñaari baatu seede yi pour ñu mën a wax muslim la léegi lan mooy signifier lan mooy shahada buñ ko waxee mooy foog nit ki wane présence su lenn foog mu wane benn présence su dara présence su sol benn nit masalan bu ñu jëloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki lépp buy nodd day tudd yonent bi buy liqaam day tudd yonent bi même buy tudd doom day tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yii nag même buy taaya donc yii nag day wane ni yaa ngi tudd présence yonent bi fépp fu mu ne fépp ci situation yi yëpp bu mooy benn ñaareel bi mooy nga nekk témoin d'une situation nga nekk témoin ci benn mbir bu ñu jëloon sahaaba yi ñoom dañoo fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund ak moom gis ay jëfam dëgg ay kàdduwam gis comportement am donc ñoom ay témoin lañ ñoom ñoo ñu transmettre maintenant li nga xam ne moom lañ gis ci alayhi salaatu wasalaam ak li ñu dëgg ci moom ñaar yëpp boo ko boole yow jullit ñi da ngay attester loolu yëpp da nga koy gëm nga valider ko pour wane ni alayhi salaatu wasalaam suñu borom a ko yónnee moom mooy shahada boobu wane ni alayhi salaatu wasalaam moom mooy yonente bu mujj mooy suñu guide mooy suñu référence mooy suñu modèle donc moom dong la ñuy roy moom la ñuy topp mu jàngal ñu diine suñu diine islam bi loolu mooy shahada léegi nag pourquoi lu tax ñuy wax baatu seede yooyu pourquoi lu tax c'est très simple def ñi woon suñu appartenance ci diine islam donc ñu identifié wu par rapport ñaari diine yi nga xam ne moom tuddoon nañ ko sànq diine juif ak diine nasaraan ñu mën la ràññee ñu mën def benn tableau identifié la xam ne ni yow jullit nga muslim nga yaa ngi ci diine islam donc islam mooy sa diine léegi nag lan mooy islam islam moom ay ponk la ay qawaid la qawaid sharia bi nga xam ne sunu yonent alayhi salaatu wasalaam jëlee na ko su suñu borom ñëw di ñu ko jàngal di ñu ko di ñu guider di ñu won naka lay jaamoo suñu borom
islam boobu nag dafa am ay ponk ponk yooyu moom lañu wax pilier fondement islam. bu ci njëkk mooy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamu salat wa itaawu zakat wa sawmu ramadan wa hajjul bayt liman istata ilayhi sabilan. yi mooy juróomi ponk mooy fondement islam. benn ba nga xam ne pilier am dañ ne rek mooy islam bi sooxe na, islam bi dafay daanu. bâtiment la boo xam ne benn poteau bi dafa dañ, donc foog poteau yëpp mat, foog pilier yëpp mat pour que islam taxaw. kon diine bi nga xam ne moom la suñu borom gërëm, moom la nangu, mooy diine islam. loolu suñu borom di wax inna diina inda allahi islam, inna diina inda allahi al islam. diine bi nga xam ne moom la suñu borom nangu, moom la accepté, mooy diine islam. amul jeneen. feneen fii suñu borom di wax ni wa man yabtaghi ghayra al islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirin. képp koo xam ne jël nga beneen diine lu bokkul ak diine islam, na nga xam ni suñu borom du ko nangu, du ko jël. waaw te bu ñëwee yowmal xiyaam day bokk ci ñu perte yi. kon li nga fiy gis mooy ñaari diine yooyu ñuy wax yahud muy nasaraan yi nekkuñu diine yoo xam ne dañ ko accepté, suñu borom accepté na ko. kon wala tamutunna illa wa antum muslimun. waaw kon nit ki bu jëlee beneen diine bu bokkul ak islam day bokk ci ñu perte. bu ñu ñëwee nag ci kuréel bi nga xam ne moom mooy ñi nga xam ne dañuy woote woo quraaniyun, mooy coranis yi, ñoom li ñu wax nee nañ nit ku wax ne wala ku tudd ñaari baati rek bokkaale na. ku wax ashhadu an la ilaha illa allah teg ci wax ashhadu anna muhammadan rasulullah da nga bokkaale. maanaam donc ñaareelu baat shahada bi boo ko tuddee rek bokkaale na. ñoom loolu la ñu wax. waaw bu fekkee ñoom tudduñu ñaareelu baat bi te loolu mooy wane sa mooy wane sa présence, mooy marqué sa identité, sa appartenance ci islam, ñoom tudduñu ko, nañu wax donc ñoom ci ban diine lañ bokk. nañu wax ci ban diine lañ bokk. ndaxte yahudi yi ñoom xàmmee nañ leen, nasaraan yi xàmmee nañ leen. lan mooy différence lan moo ñu wuteeg ak ñooñu ñaari diine yi mooy ñaareelu baat bi ashhadu anna muhammadan rasulullah. ñoom loolu lañ nangul. ñoom xam nañu alxuraan wàcc na, xam nañu ci yonent bi ci yonent bi alayhi salaatu salaam la wàcc, waaye nanguñu topp yonent bi, nanguñu wax ashhadu anna muhammadan rasulullah. yow nag di woote muslim, ñoom ñi di woote ne muslim lañu, bokkuñu ci nasaraan yi, bokkuñu ci yahud yi, ci islam bi aussi bokkuñu ci. waaw kon ñoom nañu wax ban ci ban diine la ñu bokk.
waaye du ci islam bi de. donc pour nga nekk muslim foog ñaari baat yi am ñu bàyyi benn bi ci ban diine lañ nekk bokk nañ ñu ko wax. pour nekk muslim pour nekk jullit faw nga jaar ci benn canal alayhi salaatu wasalaam. waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy doon sa cachet il faut nga seede ni amul benn buur buy njaamu ku dul yàlla. foog nga teg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo andi diine islam. waaw bu dul loolu sa muslim moom feneen nga koy jëlee waaye du ci diine islam. donc cachet yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am importance, dafa mooy valider sa nekkin ci islam. masalan tey papier administratif yi ñuy defar, bépp papier administratif bu amul cachet autorité compétente, papier boobu du valable, à coup sûr du valable. bu ñu jëloon un extrait de naissance, sa turu ngi ci, sa turu baay ngi ci, sa turu yaay, mais si extrait bu amul cachet mère bi, extrait boobu du valable. Même chose identité, carte d'identité bu amul cachet autorité bi compétente bi, carte d'identité boobu du valable. La même chose que passeport, il faut mu am cachet autorité compétente. bu amul, tu n'es pas considéré non seulement citoyen, mais ce papier boobu du valable. Diine islam c'est la même chose. Tant que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dooroo cachet defoo cachet, yow tu n'es pas admis dans l'islam. kon mënoo tuddee sa bopp muslim. képp ku bañ alayhi salatu wassalam, képp ku bañ ñaareelu shahada shahadatu islam, mënoo considérer sa bopp comme muslim. ñii nag secte bu dangereuse bii muy qur'an yoon bii, les soi-disant mbokk qur'an yoon, ñoom dañoo bañ lànk ñaareelu baatu shahada bi. kon ñoom nañu wax ci ban diine la nekk, fan mooy seen appartenance. yahudi yi xamee nañu, comme ni ma ko waxee woon, catholique yi xamee nañu, léegi ñoom ci lan lañ taxaw. te ñoom dañuy làkkatu ci gannaaw baat bi muslim, dañuy fëgg seen dënn fu ñu toll naan ñoom ay muslim mais muslim mooy lan? wax nañ ko léegi, mooy julit, mooy musulman. alors le musulman ordinaire lu la neex def, baat boobu nag dañ ci làkkatu mooy lu leen neex mën nañ ko def, lu leen neex. or que islam dafa am ay degré, dafa am ay degré, ay escalier pour monter vers le haut. ñoom ñu yem ci baat boobu rek muslim, te muslim boobu dañ cee bokk ñoom. kon islam bi pour nga comprendre ko foog nga jàng téere yàlla bi, te téere yàlla bi kenn rek moo la ko mën a expliquer, moo la ko mën a leeral, mooy alayhi salaatu wasalaam. ci moom la wàcc, moo koy jàng, moo la koy leeral, moo la expliquer. loolu yëpp nag mooy règle générale, mooy sunna. kon sunna mooy islam. ku bàyyi sunna bàyyi nga islam, ku bàyyi islam bàyyi nga sunna. waaw te sunna alayhi salatu wasalaam benn du ci changé, benn règle am da du changé, mooy sunna yàlla rek. ñoom nag qur'an yu nii dañuy
jël baat boobu di ko jëfandikoo sunna boobu naan amul benn sunna bu ñu war a def loolu sunna suñ borom parce que ñoom dañuy gis ni boo nee sunna rek kon sunnit yi ñoo ko moom moo tax ñuy làqu ci benn baat jël benn aaye suñ borom firee ko nu mu leen neexee kon mbokk yi alhamdulilah ñu teg suñ baaram foofu ci baat bii di sunna ñu bëgg a leeral lan mooy muslim foofu la ñuy nekk ci bunt bi nga xam ne moom la ñu ubbi woon chapitre bi di ñëw ci seen aaya bi nga xam ne moom la quraan yu nii di tegtaloo ci njëlbeenu baqara zalika alkitaabu la rayba fi hudan lil muttaqin moom lañ bëgg ngeen gunge ñu ànd ak ñoon ci firiwaale lan mooy muslim kon gis nañ ñett appartenance yi mooy yahud yi nasraan yi ak jullit ñi nu ñu def rek ngeen xam ne ni islam mooy diine ju wér mooy diine ji nga xam ne moom la suñu borom nangu islam nag boo ko waxee wax nga sunna boobu nag moom la suñu yonente alayhi salaatu wasalaam jàngale ummatu islam yëpp di ko def muy bi nga xam ne moom la suñu borom wax kon mbokk yi ñu yem foofu joxante rendez-vous ci beneen bés incha allah léegi nag suñ dars yi nag xam naa ni dinañ koy defati jeudi bu nekk waaye dañuy jéem a seet rek saa yi bu jàppandi parce que suñ programme horaire mu ngi commencé changer tuuti xëy na mun a nekk par 15 jours wala bokk lu këpp tuuti su jàppandee tuuti rek ñu di ko def mais ngeen bàyyi xel ni incha allah jeudi bu taxaw rek moom la ñuy fas yéene di ko def incha allah ñoo ngi jégalu ñëpp di baalu ak ñëpp nasalullah subhanahu an yuwaffiqana li ittibaai sunnati nabiyina wa shafiina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rabbana اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم mbokk assalaamu aleykum wa rahmatullah